أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي وحبيب قلبي وقرة عيني محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، yéen mbokki jullit yi, yéen groupe jàng nu ñuy calculer waxtu julli yi niveau 1, man seen mbokk Abdoul Aziz Touré maa leen di nuyu nuyób lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nu war a ñëw inchaa allahu taala ci suñu dërsu juróomeel day waaw suñu dërsu juróomeel ci nu ñuy calculer heure yi julli yi. xam ngeen ne fan yi yëpp suñu laaj bi ñu commencé woon mooy nu ñuy calculer heure zawal, maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo xamal ne tisbaar mi ngi jot ci jant bi defee zawal, tolloo ci zawal moo xam nan mooy lan, mooy bu jant bi nekkee ci digg bopp. léegi nag nun nu bëgg a fab maanaam nu bëgg a laajte masalan Dakar kañ la fi jant bi di agsi ci digg bopp ak bu fa agsee ban heure lay doon. Dakar lañu wax, kon des na nu wax ban dat. léegi doon nañ jàng ni pour nu mën a soppi zawalu Dakar ba mu nekk heure, faw nu xam Dakar fan la situé wu ci kaw globe terrestre bi, latitude géographique am ak longitude géographique am. suñ ko xamee ba noppi, il faut it nu xam jant bi fan la situé wu ci asamaan si. moom la ñu jàng fan yëpp ñu ngi koy calculer. léegi jàng nañu ba xam nu ñuy xame jant bi ci date bu nu soob, ci heure bu nu soob, fan la situé wu ci asamaan si. léegi nag bu nu xasee xam loolu, nga xam ne xam nañu ne latitude Dakar 14 virgule nangam la, 14 degré virgule nangam minute. xam nañ tam ne longitude moins 17 degré la ak nangami minute. jant bi il faut nu xam moom itam fan la situé wu, te mooy ñu xam déclinaison ñaata la, ak tam longitude ascension droite tam AD ñaata la. bu ñu xamee yooyu, bu ñu xamee jant bi, loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee maanaam al ihdathiyat al istiwaiya, coordonnée équatoriale, te mooy ascension droite jant bi ak déclinaison. bu ñu xamee ñaata la, kon xam nañ fan la jant bi situé wu. léegi kon pour ñu bëgg a xam, pour ñu mën a calculer nag ban heure la zawal yi jot, léegi am nañu li ñu soxla woon pour calculer ko. léegi zawal mooy lan? zawal mooy jant bi dem na di kawe ba gën a mën a tufee gën a kawe. tubaab di ko wax zénith. jant bi bu àggee foofu la sharia tudde zawal. foofu nag boo fi jant bi àggee, balaa ñuy wax nuy calculer ba xam ban heure la, dañuy jëkk a xam ne loolu am na màndarga mun ko mën a xamee ci kaw suuf. jant bi bu tiimee sa digg bopp, su boobaa mi ngi ci kaw ligne bu ñuy wax nord sud. nord mooy lan? mooy globe terrestre bi dañ koo séddale ñeenti point. am ngeen lu ñuy wax 4 points cardinaux: nord ak est ak sud ak ouest. nord mooy boo rëddee aw rëdd ci digg place ba nga nekk, mu wuti jumbuxu suuf si. jumbuxu suuf si am na biddiw bu ko gën a jege ci biddiw yi. boo bàyyee ba guddi nga taxaw jublu nord, maanaam nga jublu bëj gànnaar bu dee Sénégal nga nekk, da nga gis ci biddiw yi benn constellation bu ñuy wax ak dubbul asxar wala petite ours moomu dafa mel ne ab charrette. dafa am ñeenti biddiw yu jàkkaarloo, am nag lu mel ne ab balankaar wala ab geen. mu ngoog nee nañu am mëfër la. dafa am ñaari mëfër mu mag mi ak mëfër mu ndaw mi, ndax dafa am ñaari chaque yu mel noonu. benn bi nag ay biddiwam dafa gën a sore, waaye mu tam dafa mel ne comme dafa am ñeenti biddiw yu jàkkaarloo ba mel ne benn
rectangle ba noppi am lu mel ne ab geen. bii nag moom mooy bu ndaw bi bu ndaw bi laay wax man bu ndaw bi mooy nga xam ne mooy petit ours am na lu mel ne geen geen ba biddiw ba ca mujj ci suuf moo tudd aljuday wala étoile polaire. da ngeen di fexe ba xool étoile polaire moomu saa boo rëddee rëdd wu ca jëm rek rëdd woowu mooy noor rëdd woowu mooy noor pire mooy noor géographique. rëdd woowu nag saa bu jant bi demee ba agsi ci zawal wala zénith rëdd woowu lay tiim moom lay tiim. nan la mën a xamee ne tiim na ko nag pour xam ne zawal jot na bu la neexee soo amee rëdd woowu da ngay samp bant bu jub mu taxaw ci kaw jàkkaarloog rëdd wi wala mu taxaw ci kaw rëdd wi bu jant bi yéegee ba agsi ci zawal rek keru bant bi day nekk ci kaw rëdd wi. mu ngoog xaw ma ñaata yoon la sama waajur wa sëñ Hadi Touré sama sëriñ yal na ma ko yàlla fayal lii may wax lépp moo ma ko jàngal te maa ngi sàkku ci waa groupe bi ngeen sarax ma ñaanalal ma ko yàlla fayal ma ko xam-xam bii mu ma jox jàng yu ma ko fenn lii ma fi wax lépp bu leen yaakaar ne jàngi naa ci fenn lenn lu dul suñu dëkk bu ndaw bii ñuy wax Fass Touré. yàlla xam na ne mosuma see jàng fenn ci Ndakaaru mbaa ci Ndar wala ci lu gént Sénégal wala feneen lépp sëñ Hadi bi ma koy jàngal fii la ma ko jàngale ci Fass Touré. maa ngi ci sant yàlla di sant sëñ Hadi moomu di ñaan ngeen sant la ma ko te ngeen ñaanalal ma ko xaw ma ñaata yoon la ma dem xoolloo ma may rasad bant bi ndax ker gi agsi na ci digg rëdd bi nga xam ne moo jàkkaarloo ak étoile polaire pour bu fa accès ñu def suñuy montre ci 12 heures. 12 heures mooy su boobaa mooy heure bi jot ci en temps réel wala temps vrai mu ngoog kon boog ma dellusiwaat ci wax ji mooy su fekkee da nga bëgg a xam ndax jant bi agsi na ci digg bopp bi ngi ci zawal soo ko bëggee xam da ngay fexe ba fi nga nekk nga am aw rëdd wu jëm ci étoile polaire rëdd wa ca jëm seebo rek nga samp ab bant bu ko tiim bu ci taxaw di xool nag ker gi jant bu dee yeeg ker gi day gën di gàtt ak di jëm si noor waaye boo xamee ne bi dem na ba nekk ci digg bopp rek ker gi day daan nekk ci digg rëdd wa jàkkaarloog étoile polaire boobu nga xam ne ab biddiw la bu ndaw bu nekk ci petit ours ñu ko tudde aljudayu nag bokkul ak aljudayu mu ngoog étoile polaire moomu diggam ak maanaam altitude am ci dëkk ba nekk rek mook latitude géographique dëkk ba ñooy faral di tolloo. bref léegi kon xam nañu ci kaw suuf bu ñu fi nekkee nan la ñuy xam ne ndax jant baa ngi ci zawal waaye du noonu loolu lañ soxla li ñu soxla mooy dañ ko bëgg a convertir ba mu nekk heure. pour convertir ko ba mu nekk heure dañuy dajale chiffres yi may bëgg a wax 12 heures plus ET plus longitude géographique plus fuseau horaire ñeenti lim yooyu ñeenti valeur yooyu foo leen boolee rek am nga heure zawal mu ngoog 12 heures plus ET plus longitude géographique plus fuseau horaire yooyu boo leen boolee mooy heure zawal jant bi nga daal may laaj kon noonu li ñu doon calculer ci jant bi lépp ak li ñu jàng ni mu yàggee ak ni mu baree te gis nañu nga wax nu équation bi calculer zawal te tuddoo benn yoon jant bi waaw kon loolu moom mooy lan man ni la ET mënoo koo am te xamoo fu jant bi toll ci asamaan si mu ngoog waaw kon boog nan dem seeti nu ñuy calculer ET waaye balaa ñuy dem seeti lu ñuy calculer ET ana luy ET mooy équation du temps wala muadalatu zaman mooy lan su ma leen bëggee wax mooy lan ma leen di xamal ne liy cosaan moo di ne zawal mooy midi ci dëkk bu mu mën doon ci monde bi zawal mooy midi mooy sa montre yor fukki waxtu ak ñaar ndax mooy xaaju bëccëg bi loolu mooy cosaan boo nekkee ci kaw longitude 0 ak ci kaw équateur ci nga taxaw foofa nga nekk fa masalan ci datu 15 avril bii nu jëm incha allah
wala 12 juin wala 25 décembre ñetti date yooyu bu mu ci ma doon boo bàyyee ba jant bi di waaj am zawal nga nekk ci kaw équateur boo génnee rëdd wu jëm ci étoile polaire nga samp bant bu taxaw tiim ko bu jant bi amee zawal nga def sa montre ci 12 heures nga réglé ko masalan ci 12 heures bu ci ëllëg saa bu bant bi bu ker gi ñëwaatee ci kaw rëdd bi ba nga xam ne jant bi ñëwaat na ci zawal dina jege 12 heures waaye du ko nekk. li ma bëgg a wax mooy damay jëkk a définir lan mooy bis mooy jant bi toll na ci benn point ci asamaan si ba ñëw tolluwaat fa loolu mooy bis. jant bi mu nekk ci zawal tiimanteeg rëdd woo jëm noor mu ngoog muy zawal bis tàmbalee na fa bu ñëwee ba tiimaat ko bisagu noonu. léegi nag ci datu 15 avril masalan wala dat bu ko soriwul nga nekk ci kaw équateur jant bi bu demee ba nekk ci zawal soo defee sa montre ci 12 heures pile am nga heure place boobu 12 heures pile am nga heure place boobu kon boog zawal égal 12 heures waaye nga ci kaw nag nga nekk ci équateur waaw léegi waaye li ci doy waar mooy boo xaaree ba ca ëllëg sa nga ñëw boo sàgganee jant bi day am zawal te sa montre amagul 12 heures sa montre amagul 12 heures loolu li muy tekki mooy bis boobu matul 24 heures wala ëpp na 24 heures. ñu bari ci nit ñi dañoo jàpp ne bis 24 heures la bis néew na mu nekk 24 heures da koy ëpp nangami seconde wala mu yées ko nangami seconde. bu nettale woon nag ni bis bi dafa nekk 23 heures 59 minutes wala 58 minutes maanaam 24 heures yu manqué benn seconde wala benn seconde ak genn wàll kon saa bu jant bi amee zawal sa montre nga rek loolu ko ci 12 heures boo toogee lu mat fukki fan kon boo ñëwee da ngay gis ne jant bi day am 12 heures yow sa montre maanaam day am zawal la bëgg a wax yow sa montre nekk ci zawal bu manqué benn 15 secondes bu fekkee bis bu nekk day tardé benn seconde ak genn wàll wala ñaari seconde nga xam ne bëccëg bi wala bis bi dafa nekk 24 heures yu manqué ñaari seconde kon jant bi saa bu amee zawal rek yow sa montre dina tardé ñaari seconde wala dina avancé ñaari seconde te loolu daf koy def ay fan bu ko defee day mujj la jëloon nekk ay minutes yooyee nag mooy heure kon sa montre buy am midi ak jant bi buy am midi ci 15 avril mën nañoo ànd boo nekkee équateur waaye lu weesu 15 avril da ngay gis ne yëf yi dafa tàmbali di soppiku bu fekkee midi mooy zawal jant bi day am zawal sa montre amagul midi amagul 12 heures ndaxte jant bi dafa nekk ci ay bis yu gàtt dafa nekk ci ay bis yu gàtt yu butu 24 heures sa montre moom 24 heures rek la mën a xam jant bi nag kon bis bu ne moom dana jiitoo sa montre ñaari seconde bu zawal jotee jant bi am na zawal sa montre fa mu amee woon zawal ca le 15 léegi say boo nga ne bis bu nekk rek tardé na ko nangami seconde benn seconde genn wala ñaari seconde selon la mu doon dëgg-dëgg doo woon lu may nga toog nangami fan te fekk le 15 masalan ci avril da ngaa ñëwoon bàyyi ba jant bi nekk ci zawal nga def sa montre ci 12 heures nga toog lu mat fukki fan wala fukki fan ak ñeent wala yu mel noonu nga ñëw jant bi nekk ci zawal au lieu nga am 12 heures yow nga am 11 heures 50 minutes wala 12 heures 10 minutes 10 minutes yooyu nga xam ne moom la jant bi rawee sa montre wala yow sa montre rawee ko jant bi mooy heure bi maanaam kon heure ay minutes la yoo xam ne
ci ay seconde la dajaloo jóge ci zawalu jant bi ak sa 12 heures dañ dul daje toujours dañuy am ay fan jant bi am zawal sa montre mel na dafa retard te fekk retardu jant bi moo gaaw mu ngoog ñu am ay fan muy dajaloo ba nekk nangam minute dem ba mat fukki minute ak juróom jant bi jékki-jékki changé waat vitesse di yéex doo woon lu may bu ngeen dajee ci zawal sa montre bu fekkee dafa amoon zawal ci 12 heures moins quart matalan 11 heures 45 nga gis bi jant bi di am zawal au lieu sa montre am 11 heures 45 waaye mu nekk 11 heures 46 bi maanaam sa montre tàmbali na di gën a gaaw jant bi ndax jant bi dafa yéex léegi bu ko defee noonu lay commencé di effacer 15 minutes yooyu di ko effacer ba mujj mu nekkaat 12 heures pile nekkaat zawal mu continuer nag bi yoon jant bi di gën a yéex sa montre ba nga xam ne sa montre bu amee 12 heures day fekk jant bi moom amagul zawal loolu tam bu répété ay yoon yu bari doo wóolu lu may jant bi am 12 heures yow sa montre mi ngi ci 12 heures 10 kon su boobaa sa montre dafa yéex kon équation du temps mooy minutes yi nga xam ne mooy somme minutes yi nga xam ne sa montre avancé na ko wala retard na ko avance u retardul bi maanaam sa montre am na ko différence ak zawalu jant bi ndax jant bi moom dafa am ay vitesse yu gaaw ak ay vitesse yu yéex bi ngeen àndee yéen ñaar ñëpp ngeen am 12 heures 12 heures jant bi mooy zawal sa 12 heures mooy 12 heures ngeen amandoo ko ci 15 avril masalan jant bi teg na ci ay fan yu mu gaaw ba tax bi 12 heures jotee jant maanaam bi zawal jotee yow sa montre amagul zawal ñu dem ba mu yàgg mu jékki-jékki changé ba nga xam ne bi ñu ci tegee ay fan fan bis day ñëw jant bi am zawal sa montre yow passé na zawal kon boog ay minutes yu néew yoo xam ne day dox diggante zawalu jant bi ak 12 heures sa montre te fekk mos nañoo ànd sa montre mos nga koo réglé ba 12 heures nekk na zawal waaye nag ndax doxu jant bi day gaaw ak di yeex dana toogee ay fan wala ay semaine bi nga amee 12 heures montre bi jant bi passé na zawal wala ak segul zawal différence boobu ci ay minutes mooy heure heure boobu nag nan lañ koy calculer heure boo ko bëggee calcul da ngay fab L0 wàññi ci 57147 0,00 57143 da ngay fab L0 mu nekk ay degré nga wàññi ci 0,00 57183 dellu wàññi ci ascension de droite bu ñu def ay degré loolu mooy tolloog valeur u heure kon boog heure égale L0 moins 0,00 moins AD en degré loolu moo lay jox heure waaye nag bu boobaa heure yaa ngi ko am en degré pour nga soppi ko ay minutes pour mu nekk mu nga heure yi montre il faut nga multiplier ko par 4 benn degré bu ne 4 minutes la kon boog équation bi ñuy calculer heure mu ngi noonu heure égale L0 moins 0,00 moins AD en degré su ko defee la nga am day nekk heure en degré soo bëggee mu nekk minute montre nga multiplier ko par 4 waaye bala nga multiplier par 4 da ngay xool heure bu ëppee 180 nga wàññi ko ci 360 su fekkee ëpp ko nag nga bàyyi ko noonu la nga xam ne moom nga muy heure ne boo ko dara boo ci 4 rek mu daal lay jox heure ci minute montre heure boobu li ci gën a bari bu ñëwee day ànd ak ishaara boo xam ne bi dañ ko war a wëlbati maanaam insay mu ànd ak moins su ànd ak moins yow soppi ko def ko plus su ànd ak plus yow soppi ko def ko moins lu dul mu nekk supérieur à 180 kon foofu moom du ko aaju xaw ma ndax leen mu wax leer na léegi pour mu gën a leer nan jël misaal tey jii
le 21 mars 2020 ñu bëgg a calculer ET. Modou Marème waxal nu tey jii L0 ñaata la. 358,976,73. loolu mooy L0 ci minuit. waaw léegi L0 boobu ci la ñuy wàññi ñaari valeur 0,00057 dellu wàññiwaat ci AD. kon boog foofu loolu lañ doon doyee AD bi ñuy calculer ascension droite jant bi dañ ko bëggoon a wàññi ci L0 te L0 it xam ngeen ne ci jant bi mu ngoog la aju. loolu moo taxoon ñu ne il faut nu xam fi jant bi toll ci asamaan si door a mën a calculer zawal. léegi Modou Marème wax nañu L0 ñaata la dañ ciy wàññi ñaari valeur yooyu dañ ciy wàññi 0,0057183 wàññi ci itam AD bu ñu soppi ay degré lanu am bu fekkee dafa ëpp 180 nanu ko wàññi ci 360 door a am ET bu baax bi. bu ñu demee nag ba am ET rek su fekkee da ngaa bëgg mu nekk minute montre il faut nga dara bokk ci multiplier par 4 parce que ET bi nga am ay degré la boo ko multiplier par 4 bu nekk ay minute montre. Modou waxal nu L0 ñaata la ak buñ ci wàññee 57 0,057 dellu ci wàññi AD tey Modou ñaata la ascension droite tey ci minuit. 0,772 184. tey jii ci 21 mars 2020 nee na ascension droite loolu la toll 0,772. waaw 184. loolu mooy AD tey en degré. loolu nag moom da nga koy wàññi ci L0 gannaaw boo ca wàññee chiffre bu ndaw bi ma jëkk a wax la ca des. la ca des ñaata lay doon. 358,198,82. loolu muy ET. waxatal nu ET. 358,198,82. mu ngoog ET nga noonu kon gis nañ ne fii ET en degré ëpp na 180 kon dañuy dem wàññi ji ko ci 360 saa bu ET en degré ëppee 180 dañuy dem wàññi ko ci 360 Modou 360 buñ ci wàññee ET en degré lu say des. 1,80117. mu ngoog 1,80117 yooyu mooy ET en degré ci datu le 21 mars mu ngoog le 21 mars 2020 loolu la. am na nag benn valeur bu ma andiwul buñ ca war na dolli waaye valeur boobu dafa boole ndaw ak calcul bi xaw a gudd ndaxte lii nu am muy ET en degré dañ ko waroon a multiplier par lu ñuy wax nutation en longitude nga jël ko multiplier ko par OB muy ay secondes yu néew yoo ci war a dolli waaye loolu nutation en degré nutation ci boppam moom li ñuy wax ak tarannux ak tuuli ngay darbu ci almaydul kulli noonu lañ koy tudd ci arab yéen ngeen di ko tuddee nutation en degré multiplié par OB. nutation en degré mooy suuf si buy wëndeel di daw di wër boppam day mel ne luy jeexu boobu muy jeexu ndànk mooy nutation ay secondes yu néew lay doon calcul bi gudd na te duñu apporter lu am njëriñ luy soppi dara ci kii moo tax ñu wàcc ko waaye kon ngeen yëg ni valeur bi nu am waroon nañ cee dolli loolu léegi nag ñu bàyyi ko ala kulli xaal am nañu ET en degré léegi moo ET en degré multiplier ñu ko par 4. Égal 1,80 117. waaw. multiplié par 4. waaw. Égal 7,20 468. mu goog 7,20 400 wala 7,204 rek. 7 minutes 204. 7 minutes 204 mooy ET tey jii ci 21 mars. 7 minutes 204 nag mooy 7 minutes ak ñaata seconde. 12 7 minutes ak 12 secondes. fu ñu mujjee mooy lan mooy tey jii le 21 mars 2020 ET équation du temps juróom-ñaari minutes la ak fukki seconde ak ñaar jàpp leen ko bu baax li ñu calculer lépp valeur bi mooy loolu juróom-ñaari minutes ak fukki seconde ak ñaar léegi nag ginnaaw am nañu juróom-ñaari minutes ak fukki seconde ak ñaar mooy maanaam loolu mooy li jant bi yéex wala li jant bi gaaw ba nga xam ne
il faut mu tegu ci 12 heures zawal door a jot ca boo nekkoon ci équateur. léegi nag bu ñu xasee am minutes yooyu di heurté ma waxaat équation bi ñuy xamee zawal mooy da ngay fab 12 heures dolli ci heurté nag ay minutes la il faut nga soppi ko ay heures 12 heures nga dolli ci heurté boo soppi ay heures te nga diviser ko par 60 dolli ci longitude géographique boo xam ne moom itam ishaara ba da nga koo maanaam bu ñu mooy bu ñu wàññi ci zéro mooy longitude géographique mu ngoog moom tam il faut nga def ko ay heure longitude géographique xam ngeen ne masal bu jël misaal ci Dakar bu fekkoon ne Dakar lañ bëgg a xam zawalam tey longitude bi ñu am ci Dakar sëñ Jibril Samb xamal nañu ne moom mi ngi considéré moins 17 degré 25 secondes 25 minutes pardon 17 degré moins 17 degré 25 minutes Dakar ay Dakar la yu bari am na Dakar Plateau am na Dakar Hann am na Dakar mu ngoog waaye bi nga xam ne moom la ñu sëñ Jibril Samb tànnal mooy Dakar bi nga xam ne longitude géographique am mooy moins 17 degré 25 secondes 25 minutes bu ko defee kon moins 17 degré 25 minutes dañ koy soppi ay heures longitude bi dañ koy soppi ay heures nun koy soppee ay heures dañ koy multiplier par 4 mu nekk ay minutes te benn degré bu nekk minute ñeenti minutes la nga séddale ko 60 ndax mu nekk ay heures comme que dañuy bëgg a def ki soustraction dañuy bëgg a additionner ay heures 12 heures plus ET divisé par 60 pour mu nekk ay heures plus 0 moins 17 degré 25 minutes nga multiplier ko par 4 mu nekk ay minutes nga diviser ko 60 mu nekk ay heures nga dolli ci fuseau horaire u Dakar moins 1 la waaye ñun dañ koo bàyyi noonu kon 0 lay doon kon bokk saa bu nu bëggee xam zawalu Dakar ñeenti lim yooyu la ñeenti facteurs yooyu la 12 heures plus ED wala ET divisé par 60 ndax mu nekk ay heures plus 0 boo wàññi moins 17 25 minutes lu tax nga di ko wàññi ci 0 ndaxte moyen bi leen bëgg mu deñ waaw dana bëgg jël 17 bu doon dëkk boo xam ne bii dafa nekk ci penku nga xam ne moyen boobu plus la ba tey kon dañ koy soppi moyen maanaam dañ koy juutal longitude géographique bi dañ koy juutal bu dee moins 17 nga jël 17 bu dee plus 17 nga jël moins 17 loolu tam lu am solo la su ko defee ñeenti facteurs yooyu nag boo ko boolee mooy zawal ñeenti facteurs yooyu nag boo ko seetloo benn rek a ciy changé mooy ET bi te ET boobu war naa leen ni nga koy calculer kon boog dëkk boo bëgg calculer zawalam pour xam kañ la tisbaar di jot fabal 12 heures dolli ci ET boo divisé par 60 ndax mu nekk ay heures nga jël longitude dëkk ba daal di koy soppi ay minutes te may ngi multiplier ko par 4 diviser ko 60 pour mu nekk ay heures waaye nag bul fàtte bu ishaare bi nekkee moyen maanaam bu dëkk ba nekkee ci sowu ànd ak moyen nga def ko plus bu nekkee ci penku ànd ak plus nga def ko moyen daal di def ko ay heures daal ci dool nekk fuseau horaire nan jël misaal ci Dakar fan la zawal di jote ci Dakar tey jii le 21 mars 2020 dañuy fab 12 heures boole ko ak ET bu ñu séddalee 60 pour mu nekk ay heures ñu boole ko ak longitude du Dakar te ginnaaw moyen 17 la dañuy dindi moyen bi kon nun mu daal doon 17 minutes 17 degré 25 minutes ñu multiplier ko par 4 daal koy def ay heures mu nga séddale ko par 60 bon su boobaa danañ kon ñaata la di am moolu 13,281,18 dañuy am 13,281,18 boo fabee 12 heures dolli ci ET boo divisé par 60 dolli ci moins 17 nga soppi ko plus 17 25 minutes 25 minutes waaw c'est de diviser ko multiplier ko par 4 divisé par 60 mu ngoog da ngay daal di am 13 virgule lan 281,18 waaw muy 13 heures virgule 281,18 ñu am ay heures ak benn fraction décimale
fraction décimale bi mooy 280 lan 81 18 loolu nag soo ko bëggee soppi ay minutes ak i seconde da ngay teg fële entier bi fab 0,281 nangam ji multiplier ko par 60 mu jox la ñaata minutes 16 minutes 16 dina ànd ak fraction décimale nga teg fële 16 yu entières yi daal di fab li topp ci virgule bi multiplier ko par 60 mu jox la lan 52 nga daal di nekkoon 13 heures 16 minutes 52 secondes kon ci kaw loolu Dakar ci le 21 mars 2020 su fekkee longitude géographique bi dañoo considérer moins 17 degré 25 minutes kon Dakar a ngi am zawal tey ci 13 heures 16 minutes 52 secondes loolu mooy résultat wu calcul bi nu ngoog nu di ci sant yàlla bi nga xamee ne bi am nañu furi bu njëkk te mooy convertir nañu li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni fi la tisbaar di jote mooy bi zawal jotee xam nañu fi Dakar toll jël nañu longitude géographique yëpp xam nañu fi jant bi toll jël nañu ascension droite am ak L0 bi ci kaw L0 ak ascension droite calcul nañ ci équation du temps ba xam ne juróom-ñaari minutes la ak fukki seconde ak ñaar léegi loolu boole nañu 12 heures ak juróom-ñaari minutes ak fukki seconde ak ñaar bu ñu soppi ay heure boole ko longitude Dakar bu ñu soppi ay heure fuseau horaire boobu ñu bàyyi ko mu nekk 0 bi ñu boolee yooyu valeur yooyu moo jox 13,281 ñu soppi ko ay heure ak minutes ak seconde mu jox nu 13 heures 16 minutes 52 secondes mbokki jullit yi lii lu neex la nu mën a fab li Yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam soppi ko ba mu nekk ay heure ak ay minutes ak seconde ci dëkk bu la soob nun noo ko def ci Dakar ci datu 21 mars yéen na ngeen ma ko defal ci Dakar waaye nag ci 1er août 2020 waaw 1er août 2020 ngeen seet ma Dakar fan lay amee zawal sama doom joojee nekk Chine tam dëkkam ba xamatuma lu mu tudd man turu Chine waaye mënuma koo xam waaye xam naa ne dëkk ba moom longitude ba ñaata la longitude dëkk bi Ibrahima nekk 117 virgule 263 21 waaw dëkk boobu bi Ibrahima nekk muy longitude di plus 117 virgule nangam virgule lan 263 loolu dëkk boobu kañ lay am zawal ci datu tey bii di 21 datu ban nga bind premier août ba tey premier août kañ la Dakar di am zawal kañ la dëkku Ibrahima Ndiaye Louga boobu di am zawal wax naa dëkk bi Moodu Marème dana ko bind ci exercice bi dana ko jàng sax léegi ngeen dégg ngeen defal ma boog ñaari dëkk yooyu bu leen soobee ngeen dolli ci Diourbel wala boog ki dëkk ci Diourbel ci yéen génn leen ñu latitude ak longitude Diourbel xoolal nu ba xam Diourbel moom ban heure lay am zawal ndax sax ñu mën ko comparer ak Dakar pour xam ñaar dëkk yi bu ciy jëkk am zawal ak lu toll na la gën a am la koy jiitoo kon boog ma bàyyi Moodu Marème mu jox leen exercice bi wax ji gudd na lënt na jaxasoo na li ko waral xam ngeen ko mooy lii day science pure nu bëgg koo làkk ci ay wolof faaw mu jafe waaye nag man pare naa pour lu ci lënt rek ma ràbb wax ji waneenu ràbbin wuy tax ngeen comprendre bu baax maa ngi ci seen disposition incha allah ba ngeen di comprendre wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi ñuy calculer ET dafa am loo xam ne dañ cee jaar bu gaaw te nu bañ ngeen ñàkk koo seetlu mu faussé seen yenn ci résultat moo di dana waxoon ne boo defee équation ET ba pare résultat final bi nga xam ne multiplier ko par 4 ba mu nekk ay minutes léegi da nga koy wàññi ci 0 maa nga def 0 moins ET pour su fekkee ishaare bi nekkoon na muujab mu nekk saalib bu fekkee nekkoon na saalib mu nekk muujab loolu li ko waral moo di ET boo ko calculer ba def ko ay minutes daf lay jox li jant bi avancé wala li jant bi retard jant bi moom mooy mën naa avancé mën naa retard ndax li muy doxee day gaaw ak di yeex masalan bu fekkee da ngaa calculer ET
ba àggal nga gis -10 wala -8 kon da nga jël +10 waaw bu dee -10 +10 ngay jël bu dee -8 +8 ngay jël bu dee nag da nga ko calculer nga fekk ko mu nekk positif ni ki +7 bu doonee +7 yow -7 ngay jël bu doonee +5 yow -5 ngay jël da nga koy inversé mu ngoog loolu moo tax ñu koy wàññi ci 0 pour am inverse bi loolu nag mooy ci kaw su fekkee te ba mu nekkee en degré ëppul woon 180 bu fekkee bi mu nekkee en degré dafa ëppoon 180 nga wàññi ko ci 360 kon su boobaa ayotul inverse bii ma lay wax loolu dañ ko wax bu gaaw ci bi ñuy jàngale ni ñuy calculer ET te ma ragal ngeen ñàkk koo seetlu moo tax ma bëgg jaaraat ci ba mu leer ci seen xel ba noppi sax ñu jël beneen exemple boo xam ne foofa ET dafay nekk chiffre bu nga xam ne bi valeur bi négatif lay nekk ñu war ko wàññi ci 0 pour mu nekk positif misaal boobu mooy ñu bëggoon a xam ban heure la tisbaar ji di jot ci Dakar ci le 15 mars 2020 ban heure la tisbaar di jot ci Dakar ci le 15 mars 2020 kon mooy maanaam ban heure la zawal di jot ci Dakar loolu pour ñu xam ko il faut ñu calculer ET ci le 15 mars 2020 pour calculer ET dañuy jaar ci yoon wa rek te moo di ñu xam lan mooy L0 Modou Marème L0 ci 15 mars ci Dakar déedéet L0 moom jant bi la ajuwul ci Dakar ak benn dëkk maanaam kon danaan rek L0 ci 15 mars à minuit heure GMT ñaata la 353,06285 waaw kay degré yooyu ci la ñuy wàññi 57 183 dellu wàññi ci AD en degré AD en degré ñaata la ci date boobu 355,29 346 kon boog L0 boobu buñ ci wàññee 0,00 57 183 dellu wàññi ci AD en degré lu cay des moins 2,23 634 moins 2,23 634 boog mooy ET en degré ñu bëgg ko soppi ay minutes ñu multiplier ko par 4 muy ñaata moins 8,945 mooy 8,945 kon ba gis nañ ne ET ci ay minutes mooy 8,945 la gis nga dafa ànd ak moyen kon dañ koy wàññi ci 0 moins 8 su ko defee moo daal di nekk rek plus daal di nekk plus moins 8 virgule mu nga ko su ko defee nag ñu daal koy door a soppi nag ay minutes ki seconde ay minutes ki seconde waaw mu nekk 8 minutes ak lan 56 secondes ak 56 secondes 8 minutes 56 secondes boobu mooy ET ci 15 mars 2020 8 minutes amul sax 2020 8 minutes mu ngoog 56 secondes 8 minutes 56 secondes mooy équation du temps ci le 15 mars incha allahu taala gis ngeen ni bi ñu calculer ba am ET en degré ëppul 180 ëpp ko moo tax wàññiwuñ ko ci 360 dañ koo jël noonu multiplier ko par 4 gis nañ itam ne ET foofu dafa ànd ak isharatu salib maanaam dafa nekk moins dafa nekk négatif moo taxit dañ ko wëlbati def ko plus ndax bu nekk inversé bi dañ koy inversé moo daal di nekk 8 minutes 56 secondes léegi nag ñu jël 8 minutes 56 secondes yooyu sukkandiku ci daal di calcul heure zawal ci Dakar mu war a nekk 12 heures plus 8 minutes 56 secondes divisé par 60 ndax mu nekk ay heures plus longitude géographique bu Dakar bu ñu soppi bu ñu inversé mu tam ishaare bi def ko mu jëpp mu daal koy multiplier par 4 mu nekk ay minutes ñu diviser ko par 60 pour mu nekk ay heures plus fuseau horaire bi ñu wax ne 0 la fuseau horaire Dakar du 0 de mbokk yi mooy 1 la mu ngoog waaye 0 danañ ko jàppe bu ko defee nag bu ñu boolee ñeenti valeurs yooyu 12 heures plus 8 minutes 56 secondes plus longitude bu Dakar bu ñu soppi ay heures dindi ishaare soppi ishaare bi booleeg fuseau horaire 0 lépp kon ñaata la ñuy jox Modou Marème 13,310 13 heures virgule 310 mu ngoog bu ko defee ñu soppi ko ay minutes ak ay secondes mooy 13 heures ñaata 18 minutes 36 secondes 13 heures 18 minutes 36 secondes loolu mooy heure bi Dakar bi heure bi jant bi di am zawal ci Dakar ci le 15 mars
15 mars Dakar mi ngi am zawal ci 13h ñaata 18 minutes 36 waaw secondes. 13h18 minutes 36 secondes su ko defee 13h18 minutes 36 secondes yooyu nga xam ne ci la jant bi di am zawal ci Dakar ci la ñuy wax ne ci la heure tisbaar tàmbali ñu war a sant yàlla ci xam-xam bu rafet boobu mën a fab taabiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppi ko mu nekk heure ak minute ak seconde muy ay heure ak ay minute ak seconde yoo xam ne yi hadisu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bu ñu convertir date mu nga loolu nu warte sant yàlla ba xam ne xéewal la ba noppi nag ñu bañ a fàtte ne foofu la heure tisbaar tàmbalee waaye mi ngi yem ci fi tàkkusaan di jote kon bu dee yow kenn nga sa kër nga nekk bu 13h ñaata minutes 18 minutes 36 secondes rek jotee ci le 15 mars bu la neexee ma nga daal di julli tisbaar bu dee jàkka ja nag moom li ci gën a bari dinañu toog tuuti door a julli ndax xaar mbooloo mi waaye daal heure bi moom exactement ci le 15 mars mi ngi tàmbali ci heure bii nu wax yem nag fi tàkkusaan di jote kon boog loolu moom lañ bëggoon a leeralaat exemple bi itam noonu nu ko waxee verbalement bind nañ ko itam ci texte bi mu nekk deuxième exemple yal na yàlla boole leeralal sunu xel yombalal nu lépp lu jafe te may nu nag tawfiq li nu jàng nu jëfe ko ci kaw julli tisbaar ci bopp waxtu wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exercice numéro 1. Quelle est l'heure du zawal à Dakar, 1er août 2020? Exercice numéro 2. Quelle est l'heure du zawal à Hanoi, à Chine, 1er août 2020? Longitude géographique, plus 17,263,21. Fuseau horaire, plus 8. balaa muy tëj nag wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk mi day laaj bi ñu calculer déclinaison ba pare format bi ndax ay degré lay doon ak ay minutes ki seconde wala ay heure ak ay minutes ki seconde déclinaison ñu ngi koy natt ci côté équateur diggante équateur la benn angle la bu nekk diggante nœud bi nœud mooy point bi nga xam ne fi la équateur tal toggee ak méridien 0 nœud boobu bu jant bi jàkkaarloo ak moom mooy bisu i'tidaal mi bis bi guddi ak bëccëg di yem ci ñi nekk ci équateur ci réew yi nekk ci équateur comme réew mu demee ne Afrique am na ci réewi Afrique yi benn bu tudd Afrique déedéet Guinée équatoriale Guinée bi ñu wax Guinée équatoriale ci biiram équateur dafa jaar waaye équateur moomu fu mu dajeek méridien 0 fi ñaari rëdd yi tal toogee mooy ne point boobu mooy ne bu jant bi jàkkaarloo ak moom bis boobu mooy bis bi nga xam ne bi ci la guddi gi ak bëccëg bi di yem ci barab boobee muy bisu i'tidaal muy bisu commencement faslu ban la boobu faslu bi nga xam ne mooy tàmbali ci ñaar fukki fan bu bee ñaar fukki fan ak benn ci mars waaw nga xam ne sax am nañu koy feetu 1er janvier bii nga xam ne moom la ñu def benn ponu at mi ci bu jëkk benn ponu at mi 21 mars la daan doon diggante 21 mars ak 20 mars équinoxe ci lay am bisu équinoxe mooy bis bi jant bi di jàkkaarloo ak në li ko tàmbalee nag ci në boobu dend ak équateur di dem ba ci tropique de Cancer wala tropique de Capricorne moom la ñuy natt tudd ko déclinaison
mooy li suuf si jeng wala li jant bi jeng jëm ndeyjoor wala càmmoñ, jëm nord wala sud. bu jëmee ci sud kon su boobaa kii bi déclinaison day ànd ak moins. bu jëmee ci nord nag du ànd ak moins, waaye moom ay degré lay doon ak ay minute ak ay seconde, maanaam arc la, degré d'arc la ak minute arc ak seconde arc. kenn du ko def ay heure, déedéet, ay degré la ak ay minute ak ay seconde. bu dee nag ascension droite AD moom danañ ko def ay degré, ndax mu tam boo ko calculer ba muy door a àgg ay degré lay doon, waaye astronautes yi ñoo am habitude di ko soppi ay heure ak ay minute ak ay seconde. moo tax ba angle bi ñu am, bi jant bi am ci ascension droite AD moom ay heure la, ay heure lay doon ak ay minute ak ay seconde. loolu nag la ñu am habitude di ko def rek. astronautes yëpp ci àdduna bi ñoo ci maase di ko natt bu nekk ay heure. xëy na ndax li mu jaar ci yoon wi nga xam ne ci la fuseau horaire yi di doon, te fuseau horaire ak morom ma benn heure lay di 15 degré, xëy na loolu la. waaye daal ala kulli xaal moom mi ngi tàmbale ci 0 heure ba à 3 heures 40 nangam wala 50 nangam ci njël ci la exactement jant bi jàkkaarloo ak na. bu ko defee nag foofu la équinoxe. ci instant boobu ascension droite 0 lay doon, déclinaison 0 lay doon. jant bi jóge ci sud jëm ci nord. jant bi fi mu nekk nii dugg na ci nord di dox wuti cancer de tropique de cancer. donc ascension droite mu tam continuer di waat di màgg, waaye moom par ay minutes, par ay secondes de temps, ay minutes ak ay heures noonu la. astronautes yi nag ñoo am habitude def lee ne def lii nii. teewul tam ba léegi ascension droite AD dinañ ko def ay degré ak ay minutes ak secondes jamono boo xamee ne bi ñoo ngi def ay calcul yoo xam ne dañ ko caa bëgg a jëfandikoo te mu war a doon ay minutes ci ay degré minutes ak secondes dañ ko cay bàyyi comme bu ñuy calcul RT. xam nga bu ñuy calcul RT dañuy fab L0 wàññi ci 0,057 wàññi waat ci ascension droite. foofu ascension droite kenn du ko def ay heure, dañ koy bàyyi mu nekk ay degré ak fraction décimale ndax mu neex a taraw. waaye bu dul kaa bu demee noonu rek dañ koy seppi mu nekk ay heure. bu ñu koy exprimer ay heure lañ koy exprimer. xaw ma ndax laaj bi leer na bu baax ak tontu li. bu fekkee ne bii tontu leer na baax na, bu desee leer maa ngi déglu pour waxal ko ci beneen façon ndax mu gën a leer. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.